yaa ma ngay content Mansour Diouf gars yi boo leen dajee musique bi am na ku mu leen di fàttali hein donc jarut a fàtte mu rendons hommage à notre frère Assane Diouf gars yi bind leen free Assane Diouf laa bëgg free Assane Diouf bind leen free Assane Diouf free Assane Diouf gars yi bind leen free Assane Diouf gars yi bind leen free Assane Diouf parce que suba lañ koy jugé au niveau du tribunal de Guédiawaye bind leen free Assane Diouf les Amazones, les patriotes, bindez leen free Assane Diouf s'il vous plaît. Free Assane Diouf, tout le monde free Assane Diouf. Free Assane Diouf, tout le monde free Assane Diouf, tout le monde. dañu ñaanal suñu frère bi di Assane Diouf ñu libéré ko suba inshallah rabbi. Free Assane Diouf bind leen yéen ñëpp free Assane Diouf Jambaare ay Assane tu nous manques free Assane Diouf ñu mën a bind libéré Assane Diouf ngeen bind libéré Assane Diouf avec des cœurs free Assane Diouf libéré Assane Diouf ndeysaan free Assane Diouf libéré Assane Diouf bindee leen ko ngir yàlla suba lay jàll devant le juge suba la Assane Diouf di suñu frère gars yi ñu ngi wax ñu ngi yuuxu ñu ngi saagante ñu ngi dóorante ci Facebook bi mais am nañ ko ñu fàttee te ku ñu fàttee kooku suñu frère la bokk ci ñun bokkoon ci langue bi te ba léegi bokk na mais teg nañ ko de côté jiital suñu propre personne suñu propre problème nañu bàyyi égoïsme bi jël suñu temps bu ndaw tey jagleel ko suñu frère bi dooleel ko di Assane Diouf won ko ni que ni fàttewuñu ko Assane Diouf man sa sister fàttewu ma la te sa frère Ousmane Sow fàttewu la Ousmane Sow mu ne ma sister Assane Diouf suba lay jàll devant le juge au niveau du tribunal de Guédiawaye patriotes yi Amazones yi sénégalais yi
képp ku mun a dem apporter Assane sa soutien apporter ko sa présence di nga ko jox doole. affaire bi du xaalis kese wala leneen non présence dafa am solo yëg-yëg bi waaw yëg-yëg bi. sama message bi c'est pour le président de la république du monsieur le président Macky Sall. Kaaw Macky man la encore man maa ñëwaat encore di la ñaan ci deret bi nga xamante ne moom la ñu bokk ci Sénégal bi nga xamante ne moom lañ bokk ci jiitu réew bi nga doon suñu biir dëkk nga bàyyi Assane Diouf mu ñibbi këram suba bàyyi Assane Diouf mu ñibbi këram. monsieur le procureur monsieur le juge dama leen koy ñaan bàyyi leen Assane Diouf mu ñibbi këram mu dem toog ci wetu jabootam nga jël Moustapha Cissé Lo Farba Senghor Yakham Mbaye dugal leen à la place Assane Diouf ñoom ñoo mérito dem kaso s'il vous plaît monsieur le président Kaaw Macky dama la koy ñaan Kaaw Macky yaltina Assane Diouf yow yaayoo yow yalte nder kaso yaltina ɓiɗɗo janano e nder kaso Kaaw Macky acca Assane Diouf yo yilte nder famille makko waɗa fi Allah yaltina ɓiɗɗo janano e nder kaso accamo yo yawo wonɗo e nder famille makko jetta Yakham Mbaye Farba Ngom Moustapha Cissé Lo natinaɓe e nder kaso yaltinaɓe e ɓiɓɓe janano anani ɗum Kaaw Macky komi torima fi Allah yaltina Assane Diouf yo yilte nder famille makko yaltina Assane Diouf jonna ordre monsieur le procureur yo yaltina Assane Diouf e nder kaso Sénégal on yoni punition yoni monsieur le président nangugol Assane Diouf e nder kasoji ma ɗon wattamo yo fanko wawata fankude ɓayri ka an woni waɗde mo annduɗa ko ɗum Assane yiyata ko ɗum min mi yiyata ko ɗum waɗi mawo woola sogugol Assane Diouf e nder kasoji ma ɗon wona ɗum jonnatama point au contraire ko ɗum bonɗintama monsieur le président Kaaw Macky yaltina bi janano yo yilto e nder famille makko Assane Diouf yo yilto e nder famille makko accamo sabu Allah yo yilto e nder famille makko monsieur le président acca yeyugol doole ma o e ɓiye maɓe accumo yo yilto e nder famille makko mi tori koɓe sabi Allah acca Assane Diouf yo yilto e nder famille makko so feere no toon daɓɓanamo visa yo yilto e nder e takko ɓengu makko États-Unis yo yayo joɗɗo e takko ɓengu makko États-Unis sa yaltinimo e nder kaso o jonnamo visa waɗa relation ma o ittamo e nder Sénégal yiltinamo innamo yo yilto e nder yo yayo wonɗo e takko ɓengu makko Malika États-Unis komi torikema monsieur le président sa faala ɗum hande ya a wawa wadde marché diplomatie ma o jango soɓe waɗimo libéré ga e 2 jours sa faala Assane Diouf walta ko e nder Sénégal o yahay o tawa Malika e nder États-Unis o wona o wonde e famille makko o waccama tranquille nangugol Assane Diouf e nder kasoji ɗin addantama e fus yaltingol Assane Diouf e nder kaso o innamo jonnamo liberté makko yo yalto e nder kaso yo yiltu e nder famille makko bonnantama e fus monsieur le président Macky Sall bonnantama e fus Kaaw Macky yaltin ɓiɗɗo janano yo yilto e nder famille makko mi torikoma monsieur le président bàyyi Assane Diouf mu dellu ci biir famille am te Assane Diouf ci biir kaso bi du la yokkal dara au contraire da lay yàqal da lay wàññil monsieur le président Kaaw Macky
bàyyi Assane Diouf mu génn bu génnee su la neexee yow tey boo bàyyee Assane suba su la neexee fii ak ñaari fan mun nga doxal sa diplomatie Assane am visa am dellu dem toog ci wetu jabaram su la neexee monsieur le président jàppale ko te yàlla tax punition bi dafa doy te jeune la de li nga lekk gu ko xëy naa yow sens bi nga am foo jaar ba tey nga am li nga am nii loolu sens boobu la amut mu di ko manifester à sa façon ñun ñu ko nekk di ñun ñu fi toog yëpp di la ñaan pour nga bàyyi ko mu ñibbi këram kenn neew la ànd na ak Assane ci saaga yi mu doon saaga mais nag ci biir ginnaaw saaga yi li mu la doon waxal yëpp Kaaw Macky sa jikko la de te sa jikko parti la noonu nga nekkee di doxalee ci biir dëkk bi man mii di sa bokk maa la ko ñemee wax ndaxte damay toog fi ci kanam caméra yi di la ko wax Kaaw Macky bàyyi Assane Diouf mu ñibbi këram te bu ñibbee këram fexal nga xool loo leen di def nga régler situation am delloo ko xoolal dignité am parce que da ngeen ko jëlal lépp ba dignité bi ngeen bëgg koo confisquer ci loxoom te dignité nit ki da koy jaral mu bàyyi leen bakkanam waaye du leen ko jox mun leen koo privé de lépp ngeen bëgg mu tegal leen dignité am tamit ci seen loxo bi munul nekk. Kaaw Macky bàyyi Assane Diouf mu ñibbi këram te bu ñibbee këram nga lijjantal sa situation nga def sa relation nga lijjante affaire yooyu neel sa ministre des affaires étrangères mu dox ci diggante bi ñaari dëkk yi États-Unis ak Sénégal ngeen jàppale Assane defaral ko kayitam yi mu dellu mu dem toog ci wetu njabootam yi mu bàyyi ci ginnaaw punition bi doy na de ce fait que rek jël ngeen ko fële toroxal ko takk indiwaat ñëw toroxal ko dugal kaso dóor damm tànk ñi ne déet ngeen bàyyaat ko mu génn mu toogaat ba léegi yéen ba léegi mi ngi toog di leen déglu wala kenn ngeen delloo ko fi mu jógee woon defu leen ko jàppaat encore mu mer jàppaat encore jàpp dem tëj suba comme day jaar ci kanam procureur day jaar ci tribunal man de bu ma sañoon suba du fanaan kaso monsieur le procureur juge yi dama leen di ñaan xool leen ci seen entourage yi jeunes yi leen wër rek xëy na yéen ay procureur ngeen am ngeen ko ay jarbaat yi am âge Assane ñi nga xamante ne que ne amuñu jot pour toog ci Facebook parce que seen lépp mat mais Assane lépp dara matut ci moom te ñun mii tamit ñu koy jàppale suñu dara matut moo tax ñuy toog fii di wax ci moom saaga yi ànduñu ci mais noonu la mënoon a communiquer noonu la mënoon a def pour ngeen remarquer ko noonu la mënoon a def pour ngeen déglu ko pour ngeen xam lu ko doon métti ndegam xam ngeen lu ko métti gis ngeen lu ko métti moo waral ngeen téye ko tey ngeen yóbbu ko dem tëj suba dara koo indi tribunal de Guédiawaye pour juger ko fexeel nag bu jugement bi pare dara amu fa jugement suba moom bu Assane Diouf mooy jugement boo xamante ni que ne acquitté la war a doon acquitté avec un visa aller simple ak billet aller simple direction les États-Unis ngeen am jàmm man doon laa am pour ñaan la monsieur le président ñaan ko sa procureur ñaan ko juge yi nar a ñëw juge suba dawal leen ngir mande punition bi dafa doy punition yi dafa doy ku doon xëyalal boppam di am lu muy am sutural ci ndey sutural ci baay sutural boppam sutural jabaram sutural doomam ngeen xëy ngeen génnee ko ci teranga boobu yépp indi ko ñoo teg ko ci dëkk boo xamante ni xëy amu fa gont à part que as tuuti boo xamante ni que ne moom ak andi jàmm yi ko bëgg a gëm ko li nga koy jox mu koy jëndee ay ciment fi ngeen waroon a defar moo fay jaar mu defar ko seen ginnaaw fi ngeen waroon a tabaxul leen ko moom mooy jaar mu tabax ko seen ginnaaw parce que ku tabax ba tabax école kooku lépp la leen jox ku defar ba defar ay école kooku wane na boppam parce que éducation tey moo waral tey monsieur le président nga toog fi nga toog noonu éducation monsieur le procureur yow mi ko nar a ñëw juge suba moo waral yow tey nga toog ci bureau boobu parce que boo jàngutoon boo duggutoon école doo am place boobu monsieur le président boo jàngutoon doo toog fi nga toog noonu ba ñuy toogal ci kanam caméra di ñu joxal ay discours en français da nga jaar ci école monsieur le président donc Assane école yooyu la nekk di defar xool leen lu mu nekk di defar mi ngi leen doon saaga gaa ci bayal bi mu doon toog sa di leen doon saaga bayal boobu moom moo ko defar ba mu rafet te pourtant monsieur le président sa frère di Alioune Sall moo doon mairie bu Guédiawaye boobu te mënoon koo defu ko directeur de école bi parents d'élèves yi ñi dëkk ci secteur Guédiawaye bi jóg leen ngeen wane seen bopp
suba da ngeen war a génn yéen parents d'élèves yi yéen élèves Guédiawaye yi ñi nekk ci côté boobu yëpp yéen ñi nga xamante ne yéen la seen doom yi doon ñëw di jàng ci école boobu nga gisoon école bi mel ni décharge Assane xëy jël as tuutiyam defar école ba mu rafet xale yi nga xamante ne dañ daan daw école sax bi ñu gisee seen école bi rafet daanoon nañ sawar ñëw di jàng donc nit ki doo leen xool tey lu métti ngeen fàtte dëmb lu neex li xool leen action yi concret yi Assane def ba mu ñëwee ba léegi xool leen liggéey bu mu nekk di def te liggéeyul ko boppam de da koo liggéeyal doomi jàmbur yi la ko nekk di ko liggéey parce que Assane Diouf doomam buy dem ci école boobu amul jurul boobu doom yéen seen doom yi yéen la seen doom yi di dem ci école boobu muy école 12 donc damay lancer tamit appel à tous les parents d'élèves élèves yi maîtres yi directeur de école 12 bi génneel suba nga dem jàppale sa frère Assane Diouf parents d'élèves yi comme moom moo nekkoon président des parents d'élèves yi won leen seen solidarité ngeen dem jàppale suñu frère Assane Diouf wan nekk di ngeen bind seen pancarte que ni seen bandière yi ngeen di yor bind ci nekk ni yàlla ak si Assane Diouf moo jox suñu doom gu dem école bind leen ko du leen yàqal dara bind leen ko mais boo leen toogee dafa na leen seen école doom mettre leen dans des bonnes conditions peinture fu daanool mu defar bunti yàqoon yëpp mu defar école boobu macha allah rafet na mais bu doon benn classe rek la Assane Diouf defaroon sax ci ñun ñii ba ci directeur école boobu kan moo ci génnee sa xaalis nga dugal ko ci classe yooyu amut Assane moo xool andi jàmmam mi mu dëgg ci lu ne mu gis ci lu ne dajale lu ay am yónnee ko mu dugal ko ci ciment peinture brique suuf mu defar lépp ba mu rafet même bu doon tey école yi dañoo tëj mais bu leen fàttee que ne année prochaine seen doom yi dinañ dem jàng ci même école boobu donc gars yi nañu jóg monsieur le président ne m'appelle pas s'il te plaît xool leen côté defar Assane Diouf bi côté positif bi laa bëgg ngeen jël côté boobu ndaxte quartier Guédiawaye boobu mu dëkk noonu am na ay nit yoo xamante ne ñoo ko gën a ëppale ñiy xëy foofu di gontu sa doom yi di dem jàng ci école boobu te ñu yore loolu ak loolu du ci kenn ku ci jël sa benn saaku ciment wala nga jël sa maçon yóbbu ko ci école boobu ne ko de kaay nga defar wala kaay nga peinture moom moo ko def te du maire ci Guédiawaye du maître du directeur de école da koo def te yàlla tax ngir seen doom yi mun a dem di xëy di dem di jàng ci classe bu set ci ëtt bu set fekk seen doom yi du ñu daanu ay butel yi di leen dagg wala ay poto yi di traîner salte yi dara lépp set nit ki danga koy nangul il faut nga nangul ko loolu côté boobu ngeen koy nangul leen ko côté boobu te ngeen libéré ko nga mu ñibbi këram pour seddal xolam delloo ko tuuti li ngeen jël ci loxom depuis bi ngeen ko jëlee États-Unis indi ko Sénégal mooy maanaam defaral ko passeport am sur le fond ngeen yëkkati passeport diplomatique teg ko ci loxom avec 10 ans de green card boo xamante ne dina ko permettre muy dem di ñëw set si ndeyam waajuram yi fi mu fi bàyyi mu mën a dem mën a nekk ci wetu jaboota bi mu nekk yi mu bàyyi États-Unis defaral leen ko loolu vous lui devez ça amal ngeen ko loolu au moins te ngeen dawal yërmande jaay doole bi dafa doy ak añantale kaamaki yoni punition yoni Assane Diouf a hollimo doole ma o andi ka jooma doole Assane Diouf a hollimo doole ma o Assane Diouf no andi ka ɓurimo heɓde doole ɓayri kan jogi police jogɗa procureur jogɗa kasoji maɗen ko ɗum waɗi on yeeyimo doole on jettimo on natinimo e nder kason joni noon pétition yoni yaltina bi jana noon yo yilte nder famille makko on wallamo e nder passeport si tawi ko passeport diplomatique on walla ko passeport avec visa mo annduɗa kon so hewti États-Unis ɓe jonnoyimo green card 10 ans
o wawa wadde va et vient o ara ɗo o darta famille makko e nder sénégal so ronki o yilto kadi états-unis o wonda e ɓengu makko ton e ɓiɓɓe fi on ɗum bonnantama e fus kaw makki ɗum bonnantama e fus walla o bi janano fi allah walla o bi janano fi allah e nalayi yaltinamo e nder o kaso ndara ko golli koye nder école 12 et pourtant mi ñama o me innete Aliou Sall ko kanko woni maire Guédiawaye situation école 12 o mo andi situation école 12 o imo jogi milliard plus de 6 000 milliards sénégalais siji de ko jetti imo jooɗi e dow ɗum o jettana hay 100 francs waɗa e nder école Guédiawaye o directeur école Guédiawaye o jettana hay 100 francs makko waɗa e nder école o parents d'élèves ji wonde ɓe nder Guédiawaye hay goto jettani mbuudu makko ɓe natini e nder école o ko kanko Assane Diouf e yimɓe mo wanduɗa kon ɓeni hoolimo ɓeni faalamo saabu allah ina laaɗi ɓe jetti koɓe jogui kon ɓeɗo addanimo ciment ɓeɗo addanimo leydi ɓeɗo addanimo peinture o jetti ɗum fof o fawi o yahi o fewni école 12 on ha weedi hande sa jeeyi Guédiawaye école 12 a hersata hay an tigi kaw makki sa faala hande a wawa wadde organiser meeting ma o prochain meeting e nder Guédiawaye a hersata école 12 quartier école 12 on a hersata quartier on ne laaɓa o golli ha feewi nanganamo ɗum ndara ko waɗi positif wallamo fi allah e nulaɗoma jonnamo passeport e visa yo yilto o yaa wonda e ɓengu makko ayi ay ndi haala ka fof gasay kono so yaltinimo hay siko janggo Assane Diouf yiltane e takko ɓengu makko a yiltinaymo kadi e nder kasoji ɗi a yiltinaymo e nder kason. Donc les gars, mettez free Assane Diouf. Monsieur le procureur. Bassirou Gueye. Dama la koy ñaan monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Am nga papier yi la gëna doy yi nga waroon a juger. Yow sàcc ya criminel yaa ngi biir Sénégal nga xam leen xam seen tur. Yore seen dossier. Nga jël ko nga dugal ko ci sa benn bunker nga tëj. Bàyyil Assane Diouf mu ñibbi. Te ngeen lijjantal ko passeport am ak visa mu dellu mu dem toog ci weti jabootam tëj Assane Diouf di ko tijji mun leen ci am li ngeen bëgg lenn rek ngeen ci mun a wone mooy jaay doole bi mais mun leen ci amaat leneen en dehors de jaay doole bi donc bàyyi leen doomi jàmbur bi mu ñibbi boo leen ko libéré suba à partir de suba na xool dans les ministère des affaires étrangères ñu woo ko mu ñëw ñu jox ko passeport bu dee dañ koy jox passeport diplomatique ñu jox ko mu dellu mu dem toog ci weti njabootam mu continuer di dangi continuer vie bi fu mu ko bàyyoon bi ngeen koy delloosi mu dem récupérer vie bi foofu mu continuer ko ndànka bàyyi leen di toroxal doomi jàmbur yi. monsieur le procureur am nga lu la doy yaa ngi yore ay dossiers yoo xamante ni que ni Assane Diouf waruloon bokk sa yow si li ñi ngay war a tëyee di leen tëj. yow waroon toog sa ba ngay auto séjour ci kaawu Assane Diouf yow li nga war a auto séjour ci kaawu Assane Diouf mooy suñu milliards yi suñu sàcc yi nga xamante ne que ñu ngi lëmbee biir Sénégal orientel sa vision ci ñooñu yónneel sa alkaati yi ñi dem téye ñooñu indi nga bàyyi doomi jàmbur bi mu ñibbi këram te nga bàyyi di exécuter yenn ordre yi parce que beneen côté bi laabu siina bopp sa bopp la de kaaw Macky du la xam yow doo ko xam sa juge yooyu duñ la xam yow doo leen xam ku nekk ak sa bopp ku nekk yaa ngi toog ak sa agenda biñ la jox bi ngay ñëw fii àdduna bés booy ñibbi tamit agenda boobu moo lay accompagner te boo eggee agenda boobu la ngay ubbi depuis première page ba fin de page ñi lay défilé loo affaire bi ci écran bi nga koy gis. monsieur le procureur boo eggee ci kaawu Assane Diouf lan ngay wax suñu borom déedéet ma damaa toogoon parce que mënu ma aw ma woon pexe dañ ma ne defal nii moo tax ma def ko. Monsieur le procureur bu nangu loolu il est temps pour que tu te rattrapes juge yi soyez un peu humain juge Sénégal yi bàyyi leen Assane mu ñibbi këram bàyyi leen ko mu ñibbi këram
te ngeen xool tamit cas yi doomi sénégalais yi nekk ci biir kaso yi ñi jënd ñi sàcc briquet ñi sàcc daal tàngal ñi sàcc banta ñi ngi tëdd foofu paqueté leen comme ay mala ci tàngoor bi il fait plus que 40 degré ci biti. Imaginez-vous ci benn rikki kii ngeen jël ay ancien écurie jël ko transformé ko def ko kaso jël ay doomi aadama fu ñu waroon a dugal ay mala ngeen jël foofu transformé ko def ko dencukaay doomi aadama ngeen jël doomi jàmbur yi te yeen seen doom yi musuñu faa dugg yan mi seen jëmm bopp doo leen fa nangoo dugg. monsieur le procureur yow xamoo sax kaso Sénégal yi ni mu mel ndaxte mosoo faa teg sa tànk xam naa ne lu ma leer ba leer que ne bu dee yaa ngi doon def tour kaso Sénégal yi boo defee benn yoon benn visite defal visite monsieur le procureur demal dafa ji lu tour nga filmer ko def ko ci Facebook war ñu kaso Sénégal war ñu suñu doomi sénégalais yooyu ngay tëj ñi leen di yóbbu mandat dépôt ci yan condition nga leen di dugal ci mandat dépôt bi boo defee tour kaso yi yëpp nga filmer ko nga teg ko ci Facebook boo démissionné woon yow di nga xoolaat neneen ni ngay jugé doomi aadama doo gaaw a tëj lu doomi aadama mais doo fa dem sa kër nga mun a dem dugg sa kat sa voiture climatisée jóge sa palais dugg sa palais tribunal jóge sa palais tribunal demaat encore sa palais sa kër di lekk say neex sa climatiseur yi di la ëpp ngay waxtaan yi neex ngay doxantu dem fu la neex doomi jàmbur yi nga ne leen rap ñi depuis combien d'années ñi ngi foofu tëdd amuñu benn jugement ci lan la ci ay différence entre deux ñii ay dóorante la ñii ay sàcc la ñii ay affaire yoo xamante ne amul bopp ak genn délit yi nga xamante ne que ne fii mun nga ko fii def kenn du taxaw sa ne la lan nga ñëw kenn du la ñëw benn police di la xool sax duñ la faale sax délit yooyu ngay def Sénégal ñi jàppale ñi dem dugal la ci kaso bi bàyyi leen doomi jàmbur yi ñi ñibbi seen kër commencé ko ci Omar ci Assane Diouf parents d'élèves yi yéen miy dëkk Géejawaay génn leen suba li laa yaara suur ngeen dem jàppale seen président des parents d'élèves di Assane Diouf ki leen defaral seen école 12 boobu ngir seen doom yi mun a am jàng ci condition yi baax ngeen dem ngeen jàppale ko suba wan leen seen cofeel wan leen dëggal leen Assane que ni li mu doon liggéey noonu pour seen doom yi la yan tamit dafa am fi ngeen ko war a mun a Assane ñëw leen ngeen yóbbul ko xaalis de ñëw leen ngeen wane procureur ñëw leen ngeen wane sénégalais yi que ni yan tamit gëm ngeen Assane bëgg ngeen ko. école 12 yooyu xale yooyu di jàng kan moo xam ndax suba ndax parmi ces élèves là am na le futur président de la république wala le futur procureur kooku mën na bind ci Assane Diouf wala benn écrivain wala benn écrivain une écrivain on sait jamais wala benn juge ci xale yooyu nekk di jàng ci école 12 bi xamu leen ko donc bàyyi leen ko xool leen côté positif bu mu nekk di def. xool leen liggéey bu baax bi mu nekk di def ngeen jël saaga yëpp teg ko ci côté bu dee ci saaga bi ngeen bëgg a ñëw focaliser wu Cissé Lo tey warul fanaan këram suba boo leen jugé Assane Diouf ba pare war ngeen dem jëli Cissé Lo war ngeen dem jëli Farba Ngom war ngeen dem jëli Yakham Mbaye parce que ñetti kilifa yooyu ñàkk fay da nekk biir Sénégal di saaga suñu première dame ba léegi ba ginnaaw suba Cissé Lo ngi doxantu di dem fu ko neex di gën a ubbi jëmeñam bu ubbeeku boobu mel ni saako ceeb bi ñu ubbi fàtte ko takk Cissé Lo foo ko fekk bi nga ubbi jëmeñam mel ni dal la soulier bu décollé kooku loola di xaar pour dem jëli ko monsieur le président Farba Ngom ak jëmeñam boobu ak kanamam boobu mel ni jigéen buy jafte loola di xaar pour dem jëli ko yóbbu ko foofu Yakham Mbaye kenn xamul lu muy niroo mu mel ni jigéen bu doon tënj ngeen bàyyi ko mu toog ñu nekk à liberté te ñooñu li ñu wax Assane Diouf waxoon na ko rek mu dem kaso ñooñu wax nañ lu raw loolu demuñu kaso ñu ngi toog am na ay xale yu nekk ci biir kaso boobu waxuñu sa genn wàll bi birike lañ dem sàcc wala benn saaku wala benn ginaar wala benn béy wala benn xar wala benn kilo yamba wala benn liibaru yamba ngeen tëj leen bàyyi leen Assane Diouf mu ñibbi ngeen xoolaat dossier xale yi doomi jàmbur yi nekk ci biir kaso ba ngeen bàyyi ñooñu tamit ñu ñibbi ministre de la justice dama la koy ñaan sinon dinaa la ñoo jëlal campagne te su ma la yéegee man jeego Caterpillar ba la ñoo wàcc te dinaa lijjanti sa numéro ba am ko ma woo la bàyyi Assane Diouf mu ñibbi këram bàyyi leen ko suba mu ñibbi këram monsieur le procureur bàyyi leen Assane Diouf mu ñibbi këram Kaaw Macky dama la may source taay yépp
bàyyil Assane Diouf mu ñibbi këram bàyyi ko mu ñibbi këram gars yi bind leen Free Assane Diouf te ngeen def ci kër Free Assane Diouf ma tegal leen encore tuuti ndongolo ñu tàggatoo ne leen ba suba incha allah rabbi Assane yàlla na la yàlla may ndam ci ñii li ñu namm ci yow yàlla bu leen ko yàlla may doole boobu bu leen ko yàlla may yàlla na la yàlla atteeg ñii nga ñëwul laa bàyyi nga ñibbi sa kër yombalal la sa dellu bi nga dem jege sa jaboot yi man loolu laa am pour ñaanal la di la naan yow yaay champion bi ti nu manque billaay ti ñu manque man de personnellement ti ma manque en dehors sa saaga yi sa live yi def ma manqué parce que tu es sincère booy wax day dëggu ci yow bind leen Free Assane Diouf patriote yi Amazone yi bind leen Free Assane Diouf bindal leen ma Free Assane Diouf te ngeen def ci ay cœur envoyez-moi des cœurs à Assane Diouf def leen cœur yi ngeen yónnee ko Assane Diouf ngir yàlla bind leen Free Assane Diouf ngeen defaral ma ci cœur dafa métti Assane yàlla nañ la bàyyi suba nga ñibbi sa kër sa biir njaboot yàlla suba yàlla toppee xolu procureur ak juge ak ñu magistrat yi nekk foofu yàlla na la yàlla atteeg ñoo may la ndam ci seen kaw ñi mun laa bàyyi nga ñibbi sa kër dem toog ci sa njaboot Assane yàlla nga dem gis sa njaboot yi suba yàlla ñu bàyyi la nga dem gis sa njaboot yi suba yéene naa la ko fii laa ko jëlee sama biir xol parce que xeexal nga sénégalais yi xeexal sénégalais yi weesuwul dajale say andi jàmm jënd say ciment say peinture dem di defar école pour doomi jàmbur yi mun a nekk à l'aise yi mun a jàng te Assane école boobu nga defar boo moytulee le futur procureur foofu lay jógee futur président boo moytulee foofu lay jógee juge magistrat foofu la ñuy jógee greffier foofu la ñuy jógee donc àdduna lu jara bàyyi xel la bàyyi leen Assane mu ñibbi këram libéré Assane vive Assane que le combat continue gars yi di leen walloof waa ñi ànd ak Assane Diouf yépp waa dëggal suñu bopp di leen walloof di leen naan fi ngeen téye foofu la génn leen ngeen wane seen bopp parce que suba suñu frère di Assane day jaar tribunal bu Géejawaay dañ koy juger suba ku nekk na nga ko indil sa soutien mettez Free Assane Diouf avec des cœurs ngeen yónnee ko ko waa dëggal suñu bopp Baye Fall yi egsi na képp koo xamante ne rek xamoon nga Assane Diouf rek maa lay invité nañu boole suñu xol yi ñaanal ko pour suba ñu mun koo libéré mu ñibbi mu dem jege njabootam yi te man bëgg naa sax mu bañ a yem ci libéré kese noonu rek bàyyi ko nag mu toog Sénégal def woo ko ba mu ñëw au niveau du ministère des affaires étrangères jox ko yëkkati passeport ne ko ne mi ngi nii ak billet retour ne ko ne demal ci sa njaboot man loolu rek laa koy ñaanal sur ce di ñaan jàmm ci Sénégal di ñaan jàmm diggante sénégalais ak sénégalais yi gis ngeen ndeysaan suñu sœur Ndella Madior dem ba waxtaan nañ mu neex lool début bi c'était un peu tendu mais après explication ku nekk déglu sa morom on s'est compris on s'est retrouvé lii mooy Sénégal lii mooy doomi aadama lii mooy politique yàlla na jàmm yàgg man ku bëgg a jàmm ma fekk si la ci jàmm waaw si sa nee na comme ni ma ko waxee comme jàmm moo la tax a jóg te li ñu waxante woon def nga ko man tamit bu soobee yàlla di nga xam ni que ne góor nga ko sëkkal rendez-vous semaine prochaine weekend prochaine man maay aaye tamit bu boobaa dinaa la invité nga ñëw yow tamit dalal la ci kër gi nga happiness ak sa Amazone yi ak sa patriote yi ñu continuer yow nga dox sa dox ñun ñu dox suñu dox jàmm ji continuer nga bàyyi le président Ousmane Sonko bàyyi patriote yi saaga bi rafetul waxante yi ñaaw yi waru fi nekk yow yaay suñu grande sœur bu soobee yàlla patriote yi Amazone yi
li nga woote nii bu nekkee dëgg ci yow dina feeñ tamit ñun tamit dinañ la si ñoo fekk si bu soobee yàlla parce que jàmm dafa neex ah jàmm dafa neex donc gars yi ne leen dox daje ba weekend prochain inshallah one love Assane free Assane vive la liberté surtout la liberté pour Assane Diouf et les autres détenus en prison injustement voilà que justice soit rendue demain à notre frère Assane Diouf libérez Assane Diouf président Macky Sall libère Assane Diouf le monsieur le procureur libère Assane Diouf libérez Assane Diouf free Assane Diouf one love les gars merci